bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete tey doomi Sénégal nekk fa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la nemmeeku di la ñaanal nga yendoog jàmm ak sa émission wareef balaa lenn dinañu nuyu sunu président directeur général ak mboolem directeur ci kër gi ñu ngi leen di sargal rawatina itam ku yàlla dogal nga fi liggéey ñu ngi nuyu bu baax a baax ak sopp sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ci cofeel gu rëy di leen nemmeeku di sukk seen wet di leen balu ak waaye itam di leen ñaanal yàlla yokk seen ay fan yàlla bàyyi leen ak njaboot gi ba ca kanam a kanam ndax macha allah am ngeen fi solo lool yàlla na ñu leen yàlla fayal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu loolu weesoo itam dinañu dem ziyaara ñi nga xam ni caabi daf leen a féete gannaaw li ñu ciy teg rek mooy wax leen ni àdduna moo ni mel te ku fi ne ku ne di nga am ci fii am di nga ñam ci fii am mooy yi nga xam ne daf ñuy dee dal waaye gàcce amu ci ndaxte lu yàlla nam war na te bu dogalee itam dañuy tàllal loxo sunu borom ñaan ko mu nangul nu sunu ay ñaan yàlla na defal ñëpp jàmm defal leen jàmm ba ngeen gaaw dellu seen biir njaboot noonee tam mbokk yi la ñuy taxawee ziyaara ñi nga xam ne ñu ngi ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi noo ngi leen di massalu coono toogaay boobu bu baax a baax am na mbir yoo xam ne du mën a ñàkk ci àdduna kon bu dikkee faw dañuy gën a dëgër jàppante ku ci ne jàpp moromam bu ko defee yàlla def jàmm yàlla na nu yàlla jubóole ñun ñëpp saafara li nga xam ne mooy métit yi li nga xam ne moo ñu jaaxal yàlla teg ci loxo te rafetal lépp fa tabarakallahu macha allah ñuy sopp wax dëgg yàlla ñi nga xam ne danoo nekk un peu partout en Afrique un peu partout dans le monde te waxtu bu nu tàmbalee rek macha allah nu toog jàkkaarloog ñun kon ñu ngi leen di nuyu di beral nag nuyoo itam ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo ñee ñaanal saa su ne ñu ngi leen di bëgg di leen ziyaara ñaanal ñi baaxoo woon di ànd ak ñun te tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom ñu ngee ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na njéggal googu yokku yàlla na yàlla jéggal leen seeni bàkkaar ñun itam macha allah ñu yàgg fi ba ci kanam di def lu baax ba yàlla dogal li muy dogal yàlla na yéex ñuy dalalit itam wax dëgg yàlla ñi nga xam ne bu nu waxee semaine de l'allaitement ñoom du ñu mën a ñàkk ñan du ñu mën a ñàkk mooy ñi nga xam ne ñoo yor santé bu ma waxee ñi yor santé waa ministère de la santé ñu ngi leen di beral nuyoo bu baax a baax di jiital sunu ministre macha allah di rafetlu liggéeyam bu baax a baax rafetlu itam également liggéeyu ñi nga xam ne ñoo fi teew ku ci mel ni soxna Buri Thiam ñu ngi koy remercier bu baax Adja Buri kontaan nañu ci sa teewaay fii bu baax a baax mës na noo gisanteeg yow damay wax saa su ne daal diggante yi nañ cay def lu rafet ndax jamono ba ma koy gis sama doom la dara daloon moom itam ma daal di dugg ci hôpital ba fekk balaa maa dikk moom mu toppatoo ko àddunaa ngi nii Thiam bismillah ñu ngi nuyu également wax dëgg yàlla professeur Pape Makhtar Faye moom di pédiatre di xaritu xale yi bi ma dikkee li ma ko njëkk laaj mooy moom borom tenue bi lu mu ci allaitement bi waaye dana ci ñëw Adja Linguère ñu wax la bismillah Ndoye Bane itam ñu ngi koy nuyu jaajëf soxna si ñu ngi lay wax bismillah ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi ak ñi ñuy seetaan. jërëjëf Eva maa ngi leen di nuyu d'abord yéen ñi sama naataango yi yëpp toog mami sama soppe Eva sama soppe Ndoye Bane sama góor ak sama kilifa gi ma jàkkaarloo mi professeur Faye man Buri Thiam laa tudd madame Thiam Buri Thiam infirmière diplômée d'état et technicien supérieur de santé en enseignement administration waaye li ñuy wax ne bâtiment day am fondement sama fondement mooy infirmière d'état te bu ma demoon ba nekk docteur en soins infirmiers infirmière d'état la et je me sens infirmière d'état te tey sama association des infirmières d'état ñoo ma délégué pour ma ñëw représenter leen ci plateau bi tey may jiital nuyoo tam ci sama ministre de la santé di nuyu sama collègue infirmière yëpp yi nekk ci biir Sénégal ak sama collègue sage-femme yi ndax ñoo bokk liggéey bi ak képp ku nekk ci santé di leen xamal ne yéen a ma tax a toog fii mention spéciale sama président association mu Ismaïla Mbaye mi ma tànn au nom de l'association ne naa ñëw fi tey gannaaw ba ma sante yàlla junni ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant sama ñaari waajur di leen di moo may ñëw nag toog fii tey di kontaan ci émission bi di kontaan ci li ngeen di traité ndax lu am solo la te suñ demee ba ci bi dinañ xam lii mooy lan am na solo jërëjëf Eva professeur Pape Makhtar Faye bismillah
jërëjëf Eva. maa ngi leen di nuyu seeni téléspectateurs. jërëjëf di nuyu ñi ci plateau bi yëpp. di leen féliciter pour liggéey bi ngeen di def. parce que ñu ngi leen di suivre. c'est vrai. di remercier également ministère de la santé. direction de la survie de l'enfant. Et de la santé et survie de l'enfant au niveau du ministère. parce que ñoom ñoo yor lépp luy wér-gu-yaram jëm ci xale yeeg yaay yi. et donc lépp luy politique pour cette santé là ñoom ñoo koy mener te ñun dañ doon appui technique maanaam seeni loxo lépp loo xam ne ñoom bébét nañ ko ci dañ ci ànd ak ñoom jàppale leen ci ba objectif yi ñu am ñu mun ko atteindre. Et donc maa ngi leen di remercier pour invitation bi d'autant plus que lii thème bi tax ma ñëw fii maanaam dafa doon lu am solo trop mun nañu wax sax pour résumer que sooy xool wàllu wér-gu-yaramu xale nampal allaitement moo doon li ci ëpp solo amul leneen loo xam ne ëpp na ko solo. et donc waxtaan ci allaitement ci maanaam nampal ak anam yu war ba réussir ko loolu mooy tax xale bi am wér-gu-yaram loolu looy tax wàññi dee gi ci xale yi et donc waxtaan ci loolu vraiment lu am solo la moo tax. xamul dara ni Eva Tra dana ne borom tenue bi lu mu ci allaitement. waaw xam nga nag dëkk bi ñu ñëpp ko moom. donc man ci l'armée laa bokk. c'est vrai. mais xam nga l'armée dafa am lu ñu naan service de santé des armées. kay. donc man ci service de santé des armées laa bokk waaye nag dama jàngee université parce que ñun ñëpp université la ñuy jàngee. dëgg la ba mujj nekk jàngalekat ci université. dëgg la. donc man je représente aussi bien l'université. hôpital d'enfants Albert Royer bi may liggéeyee. ak et le service de santé des armées loolu lañ naan. casquette ya nga sol dañ koy varier. loolu lañ naan concept armée nation maanaam armée daf fi nekkal pour troupe yi. dëgg la mais daf fi nekkal askan wi tamit. bu baax loolu lañ naan concept armée nation. macha allah soxna Mami bismillah balaa maa dem ci Ndoye Bane. wallaay ndeysaan xanaa amati mbégte rek di toogati ak ñoom. ndax gis nañu fan yi moom askan waa ngi jàpp bu baax a baax. kon dañuy door nañ daan dooree rek ne di jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla mag Nelson Mandela te koy jaloore di ziar mboolem kilifa diine yi ak kilifa aada yi di wax ne sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem te njàngaleem yépp saawan baawan ci réew mi waaye noonu la ñuy ziyaare mbokkam a xaritam ba Cheikh Sidi Al Mokhtar ak mboolem ak lu Mbàkke yu gépp di sukk ci suuf di yeesalaat suñu njébbal bu baax a baax yaay diggéen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kamara ji banta boo yaaxa jaay yàgg fi loo fi yàgg doyul waaye noonu la ñuy ziyaare mama Kinushka yaay na fekk njaboot gi yëpp suñu yaay astu jara yàlla na fi yàgg lool te wér suñu yaay astu sekk mère ndoo yàgg leen fi mari baan sama soxna soosu yàlla bu mu am wujju tey sax boole naa ci efaat bu petit ndooy ak ñiñ ma may njëkkee ñëpp yàlla boo leen am wujju nekk leen yéen rek ndax gis naa ne yéen a ngi defar ba mu baax di waxaat nag joyeux anniversaire Atia Sarr moo mu jóge fële ci États-Unis ñëw doon ko fête dem Atia dundal ba énervé loo dund doyul ndax sa dund am na njariñ dama koy wax nag ci turu say xarit muy Kubra an ndeykan sa doom ak ñëpp di waxaat professeur ne ko ñu ngi koy dalalaat bu baax a baax ki ñëw nag ne la yaay sama soppe kooku amoo fayam waaye xamal ne rek ma dem ci am benn ba ma sopp naa la lu ko raw téeméeri junni yoon professeur nag dama koy joxaat beneen wàcc waaye ndax sama bàjjan ba mu nekkal muy Umma Diop fële ci Albert Royer di sama bàjjan ñu di ko jaalewaat borom këram boobu fi jóge kon dama lay joxaat sa wàcc waaye ndax cër boobu noonu macha allah Ndoye Bane bismillah jaajëf Eva ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziar kilifa diine kilifa aada yi di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdoul Khadr di ko ñaan mu yàgg fi loolu te wér di ziar mon commandant maa nga naan ko je suis au garde-vous je suis à l'infinitif di ziar soxna si di nuyu infirmières yi ci réew mi yëpp waaw Thiam ñi koy ziar bu baax di ziar ñëpp ñi nga xam ñi ngi seetaan ñëw rek gën a yaatal affaire yi ci nampal mi gis nañ ni daal biñ ci commencé waxtaan ak léegi daal question yi bari ñu koy jot te gis nañ ñu
bari sénégalais yi ñi ngi jaar ci li nga xam ne moom la fi invité yi di digle kon boog ñuy ñaan rek yàlla na yàlla ñëpp topp ci li nga xam ne moom la ñuy digle ndaxte njariñu xale yi la njariñu yaay yi la njariñu papa yi la njariñu askan wi yëpp la kon boog Eva mbir mu am solo la mën nañ ci xuusu baax. jërëjëf dañuy kontaan xanaa commencé ko ci Soxna Buri ñu ngi ci semaine de l'allaitement macha allah. waaye li ñu ciy neex bokk na ci seen teewaay. li ñu ciy neex bokk na ci bu ñu xamee ne yaay yi nga xam ne xamaguñu daañu xam njëriñu allaitement te allaitement doon lu am solo ci jamono ji yi ñu ne. waaw merci Eva allaitement moom comme ni ko professeur waxee léegi rek mooy li nga xamee ne mooy defar wér-gu-yarami xale surtout bu xale bi juddoo. rek léegi nii ci kaw table ji. bala muy wàcc loolu ñu préconiser ne nañ ko jox mu ween bi. jox ween boobu li tax ñu bëgg ñu def ko ba léegi dañ leen di sax ñaax pour ñu bañ a xaar toqantal bi. ndax mu gaaw a nàmp parce que dafa am benn meew bu jiitu boo xamee ne weexul. comme soow yaay. loolu noonu xaw a xal noonu dafa doon lu am solo ci wér-gu-yarami xale. su ko nàmpee dafa am lu mu koy jëriñ. donc teel a jox ween boobu mais aussi nàmpal bi nga xamee ne leneen du ci bokk li ñuy wax ci tubaab allaitement exclusif. suñ ko saxalee ci xale vraiment dina ko aar ci feebar yu bëree bëri parce que li ma waxoon léegi soow bu njëkk boobu li ñuy wax ne genre vaccin la ci xale. dafay ferñeent yu muy dugal ci yarami xale boo xamee ne dafay mel ne ay soldats yu ni soldats yi di aare réew mi. noonu la soldats yooyu di meew bu xal boobu di aare yarami xale bi ba xam ne feebar bu nekk bu ñëw rek jëm si xale bi daf koy défendre su dalee it du gaañ. bu excès rek loolu ñooy xeex ak moom loolu ñu dugal ci yaram bi. surtout nag allaitement maternel exclusif c'est-à-dire nampal boo xamee doo joxe ndox doo joxe beneen lekk muy bés bi mu juddee première heure bis ba keroog ba muy am 6 mois. loolu dafay lu am solo Eva loo xamee ne bëgg nañ ñëpp adopté ko góor ñi jàppale ñu ci jigéen ñi jàppale ñu ci yaay yi jàppale ñu ci goro yi jàppale ñu ci jëkkër yi jàppale ñu ci surtout goro yi. damay wax goro yi parce que Sénégal goro daf fi am solo goro mooy pilier ci kër. goro dafa am baat ci kër goro dafa am sañ-sañ ci famille donc su may tudd goro yi dama bëgg suñ sensibilisation suñuy waxtaan suñuy yëpp ñu accès ko ci ñoom ndax par exemple léeg-léeg nga gis benn femme boo xam ne dafay ñëw ñu préparé ko depuis bi mu nekkee en état di waxtaan ak moom parce que léegi loolu lañ préconiser sa premier contact rek bi ñu xamee ne ëmb nga rek ñu ngi commencé di waxtaan ak yow ci affaire yi sooy nampal na ngay nampalee su juddoo ak ni ngay defee allaitement exclusif bi nampal bu amul beneen lekk ak ndox bi mais léeg-léeg nit ñëw na la man de damaa demoon marché waaye damaa ñëw sama goro bi ma fekk mu jox sama doom ci ndox ndax nee na kii mar dina ko rey ça existe toujours mu ngi am ba léegi te ki fekk Eva waxtaan bii ngeen def nii dañ ko rafetlu ko lool te bëgg di ñaan ñun suñu kilifa yi muy ministère bi surtout de la santé ñu gën a sukkandiku ci sensibilisation bi en faisant quoi ñu def lan gën a former personnel bi pour ñu gëm ko ndax ñun personnel de santé bi suñ ñu formé parce que formé am na mais nga gëm ci liñ la formé gëm-gëm gi mu sax sa xel sax sa xol nga mun ko transmettre parce que nga wéyal ko ñeneen personnel bi ci sa service bi ba ci ASC ba ca balekat ba bàjjana gox ba ndax da ngay dem ci benn service de santé fi jigéen ñi nekk léeg-léeg fa ñuy toog di ran dafa am ku ñu formé pour mu leen di waxtaanal ndax bu ñu wéet ak am ay xam-xam mais kooku su gëmul allaitement bi nga ne ko waxtaanal ci allaitement su leen ci waxtaanalee su génnee mun na ko ne bu ko def sa doom léegi day déshydraté de léegi ñuy wax ni tubaab yi ku leen topp alors que am na su fekkoon dee gaañ kenn du ko wax ndax ku dem ba def formation médecine ku dem ba bugg sa pays di investir ci loo xamee ne da ngay investir loo xamee xanaa day baax ci sa pays ci sa njaboot surtout xale ndax xale mooy yor réew ñun mag ñi dañuy dem rek xale yi yéeg su xale wërul xale baaxul bari na feebar boobu population boobu réew du baax donc une fois de plus nañ gën a sukkandiku damay ñaan kilifa yi ñaan personnel bi ñaan population bi ñu déglu allaitement maternel te gëm ko exclusif bi surtout et dès la première heure de la naissance ñun ñu nekk ci personnel bi nekk ci salle d'accouchement yi di ko appliquer balaa
patiente bi wàcc table bi ñuy fexe jox ko sein li ñuy wax mise au sein précoce important loolu daal Eva laa bëggoon a dugalagum ci waxtaan bi ba ci kanam. te fi nga dikkee am na solo lool gis naa bi ñuy waxtaan nga daal di cof ñi nga xam ne ñoo nekk ci famille bi xam nga suñu nee famille africaine dafa nekk ci sens bu yaatu goro da cay bokk baay da cay bokk nijaay da cay bokk bàjjen da cay bokk te ñooñu ñëpp doonte du ñoom ñooy ñëw nàmpal si ku ci nekk mën naa def loo xam ne mën naa yàq nàmpal bi mu mel ni noonu nga waxee kon naka la ñu war a mën a nàmpalee professeur suñu doom en toute quiétude balaa ñoo dikk sax ci ak moom infirmière bi ne nàmpal dañu ko war a jàngal parce que bu ñu demee dëkk tugal da ngay gis dinañ la jox assistante sociale boo accouché di nga nekk am ñu nekk à ton chevet di la won di la préparer balaa ngaa accouché sax la ñu lay jàngal dëgg la Eva je pense que soxna Boury Thiam dafa résumer situation bi da wax na li wax yëpp pour que yaay ji jur doomam condition yëpp réunir pour que mu réussir allaitement te loolu muy commencé comme ni mu ko waxee si visite prénatale yi parce que pendant consultation prénatale si la ñuy wax yaay ji ëllëg soo juree su xale bi juddoo nii nga war a def pour réussir sa allaitement parce que loolu dafa am solo yenn saa yi nga gis parce que ñun ñu ngi hôpital yenn saa yi nga gis maman bi nga xam ne am na ñeenti doom mais mënul nàmpal parce que nàmpal du ñëpp a ko mën dafa laaj assistance et donc loolu c'est le rôle du personnel bàjjenu gox yeeg ñoom au niveau communautaire ñu ngi ciy jouer seen rôle mais personnel de santé tamit dañ si war a jouer seen rôle et loolu liggéey bi dafa ko commencer avant la naissance mais surtout en salle de naissance parce que fi xale bi juddoo comme ni mu ko waxee li ñu digle mooy xale bi fi mu juddoo table bi mu accouché bébé bi liir bi duñ ko tàkkaleeg moom te malheureusement li ñuy gis mooy xale yaay jeeg xale yi dañu leen di tàqale. est-ce que du ci ñun en Afrique parce que mu mel ni tubaab yi daañu la ko tegal ni mu dikkee noonu ni mu mel tubaab yi dañoo demoon si allaitement artificiel ba sori si mais léegi ñu ngi ñëwaat ñun nag ñuy commencé sori allaitement maternel parce que pratique yu bëri maman yi dans la société dañoo banaliser léegi biberon ba nga xam ne ñun ñu ngi jël beneen tendance bi et donc il faut que communication bi mu jàll communication bi auprès du personnel mooy formation mais également auprès de l'entourage muy maam yeeg goro yi surtout pour vraiment délivrer les bons messages parce que lii xew en salle de naissance fa la affaire bi dañ koy décider xale bi su juddoo kenn du ko tàkkal ak yaayam dañ koy teg ci kawam parce que liir bi dafa am maanaam capacité innée daf koy judduwaale moom jàngul naam. mooy sama question sànq ci sa biir question ma ni tubaab bi daf lay wàcc ak doom bi moom laa doon wax da lay wàcc ak doom bi mu kole la parce que liir bi soo ko tegee ci dënnu yaay ji waaw bul def dara moom ci boppam mooy wëri wet bi ba seex ko rek mise au sein précoce daal di am moo tax ñu ne xale bi dañ ko war a defal peau à peau précoce en salle de naissance parce que su nekkee contact yaay yi réflexe la daal maanaam daf ko judduwaale est-ce que day dem fuiner réflexe de fuinement chercher le sein ba gis wen bi commencé di ko seex ndeysaan te maanaam physiologie bi li ñu jàng mooy que ween loo koy gën di nàmp muy gën di am soow c'est vrai que lekk gi am na ci solo yëpp mais looy gën lu xale bi di gën a nàmp muy gën a soow bi di gën a ñëw et donc suñuy tàkkale yaay jeeg bébé liir bi souvent day am xale yi dañuy am ay difficultés 2 heures de temps 3 heures voire 5 heures de temps 5 heures de temps et loolu tamit c'est l'occasion d'en parler li xew li ñuy gis au niveau des cliniques parce que foog ñu wax ko tamit mooy kii accouché ñu ne ko da nga sonn bàyyi ñu téyel la sa bébé da nga sonn bàyyi ñu defal ko biberon en attendant waaw loolu foog ñu wax ci waaw au niveau des cliniques au niveau de certaines maternités il faut que pratique yooyu ñu bàyyi ko parce que loolu amuñu droit bi yenn saa yi sax nga gis yaay joo xam ne daf leen ne man dama bëgg a nàmpal ñu ne ko non 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 da nga sonn dañ la koy presque obligé et donc xam ngeen ni su amee benn biberon rek amatul allaitement maternel exclusif et donc je pense que avantage yi ñuy wax ci allaitement maternel ci nàmpal
du ma si ñëwaat parce que dafa bëri. Je pense que wax ngeen si. et donc loolu si début bi lay commencer et puis après ñu xool entourage yu nit ki pour ñoom ñëpp ñu xam lan mooy importance allaitement maternel lenn tamit lu ma si yokk mooy. parce que man damay gis ay maman yu am ay liir di nga gis koo xam ne liggéeyu mu ngi kër ga nga ne ko xale bi loo koy jox mu lekk mu ne dama koy nampal waaye. bés bu nekk naa ko defal benn wala ñaari biberon nga ne ko ñaari biberon yooyu lu tax waaw parce que su may génn foog ma am waaw du ma ko jox loolu tamit war nañ si waxaat parce que suñ soree si waxtaan bi am na yeneen façon yoo xam ne nooy xëccee sa meew noo koy dencee ba sooy génn tamit nga mun a jox liir bi bébé bi nga mun ko jox sa soow donc yooyu yëpp am na solo peut-être information boo xam ne nit ñi war nañ ko xam te vraiment ñu bàyyi banaliser dama koy jox benn wala ñaari biberon du ko wàññi dara. jox ko wenn dina ko wàññi lu bëri bëri. da koy wàññi lu bëri bëri. question bii ñëw sama xel suñu xel lay wax pédiatre yëpp ñoo def néonatologie noonu la. pédiatre yëpp defuñu néonatologie. waaye pédiatre bu amul xam-xam ci néonatologie doo pédiatre maanaam. d'accord waaw parce que néonatologie di nga ci dem ba gën a xóotal xam-xam bi. mais pédiatrie. maanaam bokk na ci loolu. 1/3 de la connaissance. ci pédiatrie néonatologie la. donc mën nañu wax ne daal pédiatre yëpp war a am xam-xam ci néonatologie. d'accord dégg nañu loolu. ma ni professeur indi nañu lu am solo balaa maa dem ci Ndoye Bane. on est mère te ay mère ñoo ñuy seetaan. dal nañu du benn yoon du ñaari yoon nga accoucher nañ ci taxaw nga ni nañ ko jox biberon ba noppi après biberon bi bu jiitoo ci moom nga jox ko ween bi. te nee nañu boo juddoo lañ njëkk defal rek moom ngay xam. moom ngay tàmm boo mooy tulee am na xale yoo xam ne bu ñu demee ba kër ga duñu bëgg ci ween ñu naan la sama doom dafa bañ ween mu mel ni professeur dina ci dikk lu ni mel moo koy waral. mi day gën a yomb ci moom rek wari ween bi sax na. dëgg la xam nga dañoo bëgg lu yomb ñun nit ci boppam. li professeur di wax mi ngi koy wax maa ngi xalaataat di reetaan am na ci clinique yoo xam ne da ngay wasin rek ñu yóbbu doom ji. gannaaw yaa ngi waaj a caatlu comme da nga sañ. non caatlu bi. jëlal lépp. damay xaar ñoom bu ñu lijjantee ba ñuy am congé wu 1 an. waaw xam nga yaa ngi dem ci aspect juridique bi ak législation dinañ ci cof tuuti rek. xam nga li muy wax dëgg la daf ci am clinique yoo xam ne da ngay wasin rek ñu yóbbu doom ji. ma yaakaar ne tamit comme ñun bu ñu xoolee comme ñun dafa am lu ñuy roy ci tubaab yi. da ngay gis ñoom bu ñu leen tegalee doom ji li metti woon ci yow da nga koy fàtte. mais foofu doom ji am na premier contact ak yaayam donte du ma ne premier contact ndax ci moom la jógee. mais terewul ci bi mu génnee ci biti am na contact bu ngeen amaat yéen ñaar. foofu namp bi muy nampaat tamit dina tax yow di nga ko teel a ñeme ndax xam nga fii sooy soog a taawul danga naan dama ragal nampal dama ragal lii bu doon nag ci ñun bawol sa maam wala sa yaay mooy toog di la forcer pour nga nampal fekk defoo ko ba mu xëcc ween bi bu baax duñ la bàyyi kon yooyu yëpp war nañ ko sóoraale waat nga gis ci sax dafay dem ba dinañu lor ci yenn yi mooy sa doom dafay wex mën a jooy ñu yóbbu ko tëyal la ko di la ko joxal biberon doo ci xam dara nga ñibbi sa kër premier jour bi pour nga nelaw problème la parce que xale bi dina yuuxu ba sa àdduna yow dafay tukki xëy na nag boo ko teeloon nàmpal soo demee di nga mën a xam yenn yi ñi ngi wax tamit am na ku ma ko laaj démb ne man nag ma ko laaj teel ndax est-ce que meew bi suñ ko tegee après du yàqu après du way ma ne ko mais ñun temps bi ñuy teg biberon yi tamit xamuñu ko parce que madame Thiam mi ngi wax ci waxu goro yi danga naan ma génn dem fii te ñëw sa goro ne la defaral ko ñaari biberon ndox rek bàyyil ma ko fi mère bi su jógee fël xale bi toog bi ko jiitu moom it su ñëwee léeg-léeg comme sëñ gañ bi ñu ko dénkee bébé jàmbur bi mu toog di nàmp biberon bi te xam nga su yaay ji dee ñëw daf koy sexalaat te naan kan bu ma kalaame waaw li ngeen di mën a nettali yéen gone Sénégal yëpp bu ma nettali est-ce que amu ci mag ñoo xamante ne sax seen yoon nekku ci mën nañ ñëw ubbi ko jël titin bi laal ko ak seen loxo donc manque d'hygiène boobu yeneen ak yeneen te tamit dañu war a dimbaliwaat xale yi xam nga dem nañ ba ñi ngi woote waat vaccination yi mais yenn salte yi dinay pousse xale yi pour
ñuy am ay ŋas ay xureet ñambataan yooyu yëpp dinay jóge ci yenn kii te xëy na duñ ciy bàyyi xel te man li ma dégg ngeen ne premier vaccin bi mooy nampal bu njëkk bi donc yooyu dafa jar a sóoraale ndax nitu Ndakaaru ba tey xamuñu ay ŋas xamuñu ay njàmbataan te am na ci boo xam ne boo couvrirul sa doom wala sangoo ko rek mu lor ko xale daal mooy alal man daal sama slogan boobu maa ngi ci ba keroog ngeen may fay fekk fayu leen ma nag bu ko kenn génne dolli ko nampal rek nampal kese nampal dong. très bien wax nga waxu nampal ba tudd doom ak xaw ma naka bàyyi tuuti Ndoye Bane rôlu bàyyi ci jigéen buy nampal loolu mooy question bi la Eva réservé loon ah parce que xam nga jigéen moom lii mi weeni ci moom la sax mooy joxe mais lan mooy rôlu bàyyi ci jigéen buy nampal parce que kay nampal nga bàyyi ko il m'a bien répondu déjà non da nga koy assister rek ba pare di ko jox lekk bu baax xam nga jigéen gu su amee dafa war a dund gu sell gu baax su amee doom dafa war a dund gu baax gu sell parce que ci li muy dund ci la doom ji di dund donc su fekkee yow dundoo lekkoo lekk gu baax nelawoo surtout noppalu di ko bàyyi muy noppalu di nelaw yu doy après di lekk bu baax su ko defee doom ji wér ju am wér gu yaram ngay am su fekkee mi ngi namp yi mu war a namp parce que nee nañu dafa war a namp huit fois ci journée bi ba 12 fois à la demande sax wala à la demande après soo toogee di ko nampal war nga toog 30 minutes xale bi di namp donc da nga war a am jotu xale bi da nga war a am jotam toog di ko nampal ba xale bi suur dégg nga li femme bi waxoon nga yëkkati ko gësam ko teg mu nelaw te xale moom su suuree rek day daal di nelaw mais su fekkee yaa nga ca sabar ga yaa nga ca xew ba yaa nga ca teen ba di xuloo di xeex dëkk ci loolu taloo sa kër gi neexul mais laaj bi ma bëgg a laaj soxna je pense que tontu naa la ko rek bu baax kon góor ñi nga xam ne seen jabar yi dañoo nekk ci nàmpal wala ñu nekk ci ëmb li leen jigéen li mu soxla mooy nga jàppale ko nga mu xam ni am na ku nekk ci ginnaawam di ko jàppale après muy dund professeur laaj bi ma bëgg a laaj professeur psychologie jigéen ak nampal mais dinañ ci dellu ñu dem ci soxna Thiam voilà soxna Thiam maa ngi ko bëgg a laaj moo professeur dafa am ay jigéen yoo xam ni dañ leen di césarienne te suñ leen césarienne souvent du ñu gis xale bi dañ naan xale bi du nàmp xale bi ban moment lay nàmp su fekkee kon li ngeen bëgg ni loolu lu jaune loolu ngeen bëgg xale bi nàmp ko du ko nàmp parce que mën na toog 2 jours wala 3 jours du gis doomam wala mu koy séen kenn du ko jox moment boobu li professeur wax woo nañ xale bi ci ruq defal ko meew mu di ko nàmpal léegi lan ngeen prévoir pour xale bu jigéen femme bi nga xam dañ ko césarienne professeur mën naa répondre waaw d'accord waaw bon comme ni ñu wax rek femme boobu ñu césarienne du tere mu nàmpal dañ ko daan def rek mais liñ préconiser léegi xam njëriñi soow bu njëkk boobu xam njëriñu nàmpal jotewul ak kiñ césarienne dara aussitôt bu génnee bloc dañuy yóbbu doomam ci wetam jox ko si ween bi mu nàmp comme ni professeur wax instinct la moom na jege yaayam rek c'est wër na ko su gisee sa ween bi rek nàmp na maintenant ni césarienne mayoon bu njëkk aussi melatu ko léegi nombre de jours yi femme bi daan toog def handicapé comme ni ma ko mën a waxee du mën a lekk du mën a naan du mën a jóg melatul noonu léegi pour rassurer la léegi césarienne nañ ko daan xotteetuñ ko noonu na nombre de jours yi yaayam doon toog du mën a dara ci boppam melatul noonu donc terewul doom ji nàmp précocement terewul ñu mettre ko au sein exclusivement c'est-à-dire bu mu lekk leneen bu mu naan leneen lu dul ween yaay waaw puisque ween kese tamit ngeen wax da nga gis mara day taali am na femme yoo xam ne ñuy accouché ñàkk seen bakkan ci hôpital bi wala ci maternité bi su fekkee wàññeeku na mi ngi am ba léegi xale boobu su juddoo rek yaayam faatu lu muy nàmp day nàmp li fi am dañ ko gisul ndey nàmp maan dañuy wax su gisul ci famille ku ko mën a nàmpal suñ ko gisee mu nàmpal ko su ko mënul dañ koy jox rek lait artificiel loolu moom cas exceptionnel la foo nekk rek ak looy def rek am na cas exceptionnel ci lu ñuy liggéey ak lu ñuy lekk ak lu ñuy naan ak ci biir kër ak cas exceptionnel la moom fépp la am loolu mooy cas exceptionnel suñuy wax allaitement exclusif ku yaayam di dund la ak mise au sein précoce ku yaayam di dund moo tax ñu wax waaw dinaa dolli tuuti ci loo ñamoon muy ne ndaw si noppalu na lekk na nampal au moins 8 à 12 fois mais na nampal bu baax position c'est très important ci nampal mën naa toog fi 1 heure de temps di nampal sama doom du suur ndax dama ko téye la te téye boobu
ci suñ coutume la bokk ba tey suy juddu ñu ne la téyel ndong li ndax bala loolu mooy waral gàll yi bala muy am cuukeel ñàkk nampal bu baax bi mooy waral xale bi di génn remonté y a plusieurs causes du loolu kese mais fi ma bëgg a dikk mooy xale bi namp ba suur te yaay ji du sonn xale bi du sonn loolu position nampal la c'est-à-dire ni ngay téye doom ji ak ni ngay tooge c'est très important mais yaay ji diggi gannaawam sax mën naa metti voilà am na nooy tooge da ngay teel a sonn lem doom ji biir bi du tàlli parce que lan da ngay bañ mu am cuukeel li may wax ne bàyyi leen cuukeel yi moom donoo la rek ndey cuukeel wala bàyyi cuukeel wala maam cuukeel bàyyi la buri waxati ko wallaay waxati ko leen ma xale yi doom soo koy nampal da nga koy teg position bu baax mu tàlli nga nekk dans de bonnes conditions itam nekk à l'aise d'accord fii par exemple dañ koy def sax léegi ci dessiné nañ leen ko sa carnet yi ñuy visitoo ndax ñu xool ko teg ko fii bopp bi jël sa loxo def ko jël ko yaram bi yëpp taf ko ci sa bopp mu lay sentir siggi xool la suy namp day mel ne dalay seetaanaale position boobu moo baax mu lay sentir biiram tàlli mu namp ba suut nga jël sa temps ndax tu es à l'aise doo gaaw a sonn donc da nga koy nampal ba mu suut na ween boobu nga ëlbati beneen ween bi ba mu suur nga tëbal comme ni Ndoye Bane wax ba mu gal la xam nga ba mu géex nga tëral mais à la demande foo fekk doom bu wex en général du lekk ba suur yenn yaay ja mun naa fees bay tuuru mais doom jaadul namp ba suur day ngeew rek ñu naan kii ni mu waxee wexul dafa xiif malheureusement dafa xiif en général waaw ku biiram fees dafa mo lu muy jooy su ko dara métti mu nekk xel nangu na ko day nelaw dafa wax sante Njaay nag moom fii léegi suurul du noppi ñeew rek lay dëkk ñu naan ni doomam di waxee nañ koy téye la foo ko fekk cuukeel ba lay téye buy nàmpal nañ bàyyi cuukeel yi te téye xale yi téye bu baax cuukeel yi moom ci seen maam yi lañ koy doon day métti ni ndey gannaawam di voilà kon xale bi itam day lem nañ ko téye noo xam ne xale bi day am métit au lieu que mu nàmp mu bàyyi ween bi di jooy wala position ba mel na noo xamee ne mu nekkul à l'aise day énervé mu puus la ko suurul nga tëral ko tuuti mën a jëppet yuuxu nga ne ni mu wexee boobu man nit xamuma ko woon monsieur professeur merci beaucoup Thiam loolu lay tàmbalee bismillah maanaam si wàllum technique parce que yenn saa yi nga gis ñu ne kii yàgg na am doom du am problème mu nàmpal déedéet c'est-à-dire que ñëpp ay am problème mu nàmpal parce que dafa technique boobu dafa am solo ñu war leen ko jàngal ci maternité yi parce que ku accoucher même sooy def 4 heures de temps ci maternité bi laata ngay génn na le personnel bi walla muy agent communautaire yi ñëw ak yow wan la ni ñuy nàmpale position bi nan la xale bi sexee wen bi nan la yaay ji di toggee pour que réussir nàmpal boobu lu tax ma koy wax mooy xam nga ñun dañoo nekk hôpital maanaam yi nga xam ne dafa jaar yoon loolu kenn du ko gis mais yi jaarul yoon si ñun lay mujj yenn saa yi nga gis liir boo xam ne day juddu nekk ak yaayam chaque jour mu nàmp ween mu seex ween di xëcc ndekki nàmpul dara ndekki nàmp bi efficace genre xale yooyu dañuy ñëw hôpital te souvent yaay ji du sentir ne xale bi mu ngi perte poids suurul xale bi day jooy mujj gi mu commencé loof actuellement li ñu am ci ay liir yi nga xam ne dañoo ñëw hôpital rien que parce que nàmpal bi jaarul yoon déshydratation li ñu naan déshydratation néon du nouveau-né xale bu juddoo 3 kilos mujj fu mu amee semaine wala 10 jours mu mujj am 2 kilos fekk déshydraté na bu yàgg loolu chaque jour presque ñu recevoir xale bu mel noonu loolu mooy problème mu technique et problème mu accompagnement parce que léegi bon après appartement yi la goro yeeg maam yi mun nañu wax lépp mais ñoom quand même dañ dimbali yaay yi pour ñuy nàmpal mais léegi ñoom rek seen appartement duñu xam li xew et donc finalement on se retrouve avec des situations ca Ndar ca kër yi yaatu ya ak Bawol xam nga professeur li ngay wax daf ma fàttali tout au début ba ñuy commencé nanu jël ki ci lim bi ne dafa am ku mësoon di nàmpal ba noppi effectivement nee na xale bi di ji mu mel ni ku kon c'est ça la bonne réponse nanu jël ki ci ligne bi ba noppi nu dellu siwaat salaamaaleykum. Waaleykum salaam Eva ça va. allo. allo oui Eva ça va.
allo oui. woote de Njaay na sax. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam ça va Eva. ça va bien madame. yéen ci jàmm. ñu ngi ci jàmm bismillah yow rek la ñuy déglu ci wareef. waaw kontaan naa ci woote bi trop kontaan naa ci seetaan émission bi parce que sama émission la neex na ma trop ak ma ñu sama sant bi. ndeysaan maa ngi lay jox sa wàll. waaw man dama doon wax benn affaire. émission bi am na importance trop ci yaay yi nii yaay yi. di yaay ay yaay yu ndaw. mais dafa am benn boo mu sa frappé sama benn sœur moo defoon kii pédiatrie. di yóbbu doomam fekk fa benn ku góor ku indi doom déjà bariwul ku góor gi indi doomam ci biir pédiatrie. léegi nag doom ji dafa feebar yaay ji mënu ko yóbbu parce que yaay ji dafa négligé léegi dañ ko teg ci balance bi rek xale bi daanu lu mu daanoo rek ñu ne dee na te sàggante yaayam la. loolu nekkoon lu ma frappé jigéen pour man soo amee doom rek say nelaw kon na jeex. première fois nga am doom rek say nelaw dafay jeex parce que doom métti loo xamante ni dañ koy négliger dafa métti soo ko amul ñaay ñëw di fu ne yaa ngi fay faju di def lu ne pour am doom pour man soo ko amee rek première chose bi mooy ngay téye ko. te it góor ñi il faut ñu ñuy jàppale ci nàmpal yi parce que soo tollee sa doom di nàmpal bu xëyee nag yow defaloo ma ndékki defaloo ma laa te yow yaa ngi jël sa doom di téye di nàmpal ñoom benn pression la di am mooy toppatoo dooma mais sama doom nga gën a tal doom bi nga gën a tal ko man te ñaar mënut a rek mënoo toppatoo nekk ci doom ji nekk ci papa ji nekk ci waaj bi nekk ci liggéey bi il faut que góor ñi ñuy jàppale ci yooyu pour man. waaw mais émission bi kontaan nañ trop di leen déglu ñu ngi kontaan trop wax dëgg yàlla di déglu seen i conseils yu baax ak mag ñi sama famille bi. ndeysaan ñu ngi koy def gros coco. jërëjëf. ok émission bi neex na trop ñu ngi koy déglu di leen ñaanal gudd fan ak wér. amiin yal nañ ko bokk professeur. moom itam indi na waxtaan ak laaj bu am solo. waaw. ndax dégg nga bu baax li mu wax nde fii léeg-léeg du ñu dégg nga. waaw c'est-à-dire que moom mi ngi doon wax ci wàllu ki nga xam ne dafa jur doom. négliger ko. mais xam nga ñun wàllu santé kuy faj loolu jugement la. ñun du ñuy faral di def jugement. du ngeen émettre benn jugement du ñu émettre jugement parce que ku ñëw sa doom feebar dañoo yaakaar ne teyoo ko. dëgg problème mu pour ñun problème mu ñàkk xam la wala et donc loolu suñu responsabilité la finalement parce que problème mu sensibilisation la donc ñun noonu la ñuy gisee donc moo tax bon genre situation yooyu man personnellement et li may wax ak ñi ma nekkal mooy déedéet xale bu feebar quel que soit son état bu leen commencé ne yaay yi foo toll foo nekkoon ba xale bi mel nii loo doon def teyu ko parce que ku jur doom neex na lool mu feebar nga indi ko hôpital donc situation maanaam du doo xam ne sa sago la et donc loolu c'est très important ne pas juger essayer comprendre lu tax yaay ji am comportement boobu ba xale bi toll fi mu toll noonu te loolu day bokk ci paj bi soo xamee cause yi ci ngay mën a agir ci cause yi comme ça su xale bi suñ ko fajee ba mu dellu kër ga mu bañ a répéter les mêmes erreurs et donc loolu vraiment c'est un problème de communication également avec les parents et donc ñun on insiste beaucoup sur ça li ma bëgg a yokk mooy yokkal maanaam si affaire wu allaitement man daanaka tout le temps damay inclure le papa si discussion parce que ñu ngi si benn société boo xam ne tant que papa yi ànduñu si tant que goro yi parce que man am nañ fi unité kangourou des fois mooy lire prématuré yi hospitalisé foofu des fois dama naan personnel bi tant que maam bi ñëwul ba ñu wax ak moom nan la xale bi nar a nekkee di def kangourou kër ga ba mu d'accord si conditions yi xale bi du génn parce que su génnee war a fóot maam jaa nga fa te kenn avisé wu war a fóot passé togg te di boot mooy bootu kanam yi ñuy def tant que réussirul tant que maam ji àndu si waaw duñ bàyyi duñ bàyyi xale bi génn bootu kanam mooy kangourou xam nga couveuse mooy remplacer maanaam couveuse yi ñuy am hôpital pour bébé prématuré yi yenn bébé prématuré yi suñu stable
dañuy leen di def bootu kanam unité kangourou maanaam yaay ji mooy doon couveuse dañ koy bootu kanam foofu lay toog di chaleur boobu mooy remplacer couveuse bi ñun dañoo am non c'est que léegi man ñi ma gis ñi koy def fii ci dëkk bi ñoom dañ ko def waaw bokkul du benn bootu kangourou faj ak boobu non du benn non du benn dafay ànd ak faj la loolu faj la reconnu c'est-à-dire que léegi am na ay congrès international yoo xam ne kangourou rek dañuy wax médecine donc faj la faj bu ñu reconnaître faj la bokkut ak bootu fashion yooyu de ma ko kii di wax da ngay teg comme ni ma solo bay bëgg a génn def sama doom non loolu bokkul professeur waxul loolu boot boobu ci biir yaram bi bébé day nekk en contact avec la maman très bien de prématuré lay nekk ci prématuré da nga koy dugal sa biir mbubb daal ni ma mënee wax c'est ça mu nekk en contact direct yow nga wàcc mbubb mi ci moom toog dafa am nombre de heures yoo war a toog mu lay sentir te benn tàngaay sa tàngaay yaram di dem ak tàngaay yaramam ak yaramam contact direct ñaari yaram te benn question la bu may dañuy dolli sax ne ñi nga xam ne dañuy nàmpal bu guddee te mu fekk leen ci nelaw ñu yeew bu ñuy toog ci catulal bi nañuy toog ci diggi lal on ne sait jamais parce que léeg-léeg mën nga nelaw ba ne ni bébé mën na la rëcc aussi daanu kon toog ci diggi lal bi daal entouré de coussin moo gën a wóor te ci bootu kangourou bi man saa bu ma mësee gis yaay buy dem boot ak kangourou benn question lay posé cosaan macha allah kenn du ko kilee duñu ko bàyyi mu dem dara gënt rafet yaay ndey bu bootee sëru rabal jiital naka lañ koy waxatee jiital mbootu malikaan bu baax daal di ca teg sëru rabal kooku mooy taar mais itam xam nga àdduna dafay avancé doom ji nga jël bootee que nii ca kanam nii am chance mën ko xool am chance bu dara génnee nga vérifier yemul aussi ak doom bi nga jël mu nekk ca sa gannaaw mën couche carré bi nga ko bootee étouffé côté doo ko gis foofu tam il faut que ñu waxtaan ci de ñu dinañ ci mës a loolu pour man mot la yow gëmuloo ko mot la mais regarde mooy baan gis nga soo daanoo jël exemple regarde xaw ma ndax sër bi wala mbootu bi sax la ñu war a jël finalement def nii sama xalaat rek laay joxe parce que doom ji ngay xool nii mami doo d'accord de ndax kii lu mu bind nga signé doom ji ngay xool nii sa doom ji ngay xool sa kanam bokkut ak ba nga yóbbu rek ci gannaaw kooku daal xelu awa ku nekk na boote na la sa yaay boote ku nekk na boote na la sa yaay boote pour indi leeral waa professeur bi civil indi leeral parce que maanaam méthode kangourou dafa nekk priorité de santé dafa di loo xam ne dañ ko reconnaître au niveau international et que politique nationale la man li ma jaaxal sax mooy lu tax nit ñi xamuñu ko maanaam études yi li mu wane mooy soo jëlee ay prématuré ñii nga yóbbu leen couveuse ñii nga bootee leen bootu kangourou waaw ñi nekk couveuse ñoo ëpp lu ñuy faatu donc du ay mode côté boobu du mode côté boobu réalité la c'est une vérité scientifique. bi ci biir hôpital boot bi hôpital bi pour xale yi nga xam ne dañoo tuuti. mais waxoo ñi wàcc aéroport. loolu beneen problème loolu beneen problème waxuñu on parle pas de la même chose mais vraiment méthode kangourou c'est reconnu efficace xam nga kangourou maanaam benn mala bu nekk Australie boo xam ne bootu kanam te xale bébé kangourou bi muy juddu nii la toll maanaam ay millimètres lay toll noonu nii lay toll si poche yooyu maanaam boot yooyu poche yaay yooyu lay toog du génn fa lay doxantu di nàmp tàngaay bi di ko téye ba buy génn dina am 3 kilos wala 3 kilos 500 donc loolu la ñuy imiter et Colombie la njëkk commencé léegi dëkk yëpp a koy def muy Afrique Europe Amérique léegi c'est reconnu vraiment c'est une méthode de soins boo nga xam ne sur le plan scientifique dafa wane ay preuves am pour la prise en charge xale yi nga xam ne dañoo judd prématuré wala ak poids Papa Samba Thiam xam naa ne sa prochain bébé doo dara du la ci réer parce que di nga xam naka nga koy defee Babacar itam même chose am dégg naa ne moom mi ngi ci yoon bi Eva Tra léeg-léeg mu wax loo xam ne xamu ca dara am dégg naa ne yow itam yàgg ca yoon bi ay ci leen ñu xool benn page publicitaire bu ko defee ñu daal di dellu si waat ci plateau bi Petit Ndoy moom macha allah keroog lañ ko fi félicité kon boog Petit yow defe naa ne leçon su ngay jàpp fu mu nekk nii yow itam dégg naa macha allah.
niru na ma nefeur. non bàyyi jàpp loolu yëpp ñun dossier yooyu yëpp dugg ñu gis dugguñu ci yooyu yëpp kon ba Papa Samba Thiam à toi de jouer ton rôle. sant Ndoye dañoo tàmm. de dama fi recevoir benn félicitation boo xam ne yow la ñu koy adressé ki la ko adressé nag ma ngay préparé wu def journal xam naa ma nga def tagalam gu rafet soxna Ngone Ngom madame Guèye ne ndeysaan dikk na daan ne sama nopp yi nuyul ma professeur nekk ñun sopp nañ ko ñu ngi magnifier liggéeyam ndeysaan wax na ko seedeel na la wax dëgg yàlla mën a liggéey professeur bu ñu doon wax tuuti rek ci aspect juridique bi aspect juridique yi revendication wu jigéen ñi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi yaay yeeg ñëpp ak xale yi nàmp ak yooyu ak suñu ay bëgg-bëgg ndax monde boobu yëpp yéen a ngi ciy bàyyi xel yéen ñëpp. waaw ñu cof micro bi yaa ngi koy fàtte. maa ngi koy fàtte waaw. ndax am na waaw. waaw xam nga wàllum juridique. dañoo am li ñu naan congé de maternité. dëgg la. alors congé de maternité je pense que bougé wul depuis tout le temps. dëgg la waaw donc ñaata semaine la encore. Il y a 1 mois et demi. 1 mois et demi. 2 mois après. 1 mois et demi avant. 3 mois la koy xool ak en gros 3 mois et demi. 3 mois et demi yàlla mu yokk. waaw léegi nag c'est vrai que congé de maternité maanaam pour accouchement normal. bi nga xam ne amul complication xale bi teel judd na à terme. et cetera bon. peut-être que doyul parce que comme dañ ne 6 mois d'allaitement maternel exclusif ça veut dire que yaay ji au bout de 1 mois et demi su fekkee day liggéey allaitement maternel exclusif ça devient compliqué même si am na ay conditions yoo xam ne même en travaillant même kuy liggéey mën na def allaitement maternel exclusif peut-être que suñu amee jot nañ si waxaat donc li ñuy wax mooy su fekkee mën na nekk et je pense que c'est important que période après accouchement bi su fekkee sur le plan législatif mën nañ ko yokk ce serait bien pour promouvoir l'allaitement maternel mais xam nga loolu soo ko waxee dafa am ay implications économiques sociales qui sont très importantes mais ñun ay projet de loi ñun loolu mbébét la rek mais li ma bëgg a insister mooy dafa am ay situations yoo xam ne ay situations difficiles wax nañu waxu césarienne mais par exemple xale bi nga xam ne dafa judd prématuré à 6 mois par exemple kooku yooyu tamit situation spécifique wala xale bu feebar situation spécifique yooyu la loi war na ko jël en compte ba nga xam ne ki nga xam ne dafa am doom bu judd à 6 mois am 1000 grammes xale bi dina toog 3 mois hôpital léegi sax wàññeeku ndax kangourou justement su génnee ay 2 kilos lay toll wala 1 kilo 500 war a nekk ak yaayam tombeeg yaay ji war a commencer liggéey donc yooyu yëpp ay difficulté la ba tax na ñun suñu amee genre situation yooyu dañuy def courrier spécial adressé ko sécurité sociale pour leur dire que tel maman day accouché na waaye tel na accouché congé am jeex na waaye liir bi soxla na ko pour nàmp beeg soins yi donc c'est des situations spécifiques de temps en temps ñu mun a am accord employeur bi wala sécurité sociale pour ñu mun a prolonger mais c'est pas une situation qui est généralisée alors fi ma yeggalee mooy même su amul loi ay entreprises am nañ responsabilité maanaam si wàllu environnement réglementaire bi mun a favoriser allaitement maa ngi leen doon tooñ ne lu mel ni TFM fii dara terewul comme bëri na ay jigéen yu fiy liggéey yu toll ci am doom dara terewul ñu am fii salle d'allaitement maanaam foo xam ne yaay ji mun na fa tirer soowam am fu mu ko denc am na entreprise yi nga xam ne sax dem nañ ba dañoo am crèche ci biir entreprise yi loolu yëpp day favoriser maanaam développement parce que xale bi day am wér-gu-yaram te day favoriser respect allaitement maternel exclusif pour catégorie bi nga xam ne dañoo nekk di liggéey te duñ toog kër ga. te yaay jey tam boo déggee ñu ne développement ñu yokk ci yaay jey tam dana mën a liggéeyam comme ça se doit donc yooyu yëpp je pense ay piste de réflexion la. très bien voilà yu ñu ubbi daal ñu ñaan yàlla yëpp sotti incha allah. soxna Buri Thiam waxtu bi dab nañu tàggatoo lay doon ak yokk ci li professeur
affaire wax. waaw li ma ciy yokk rek mooy loolu allongement après accouchement boobu. il faut nga nekk jigéen di liggéey pour xam importance am. benn anecdote bu ma lay jox rek sama deuxième gosse boobu maa ngi servir à Kaolack dama accouché am 2 mois j'ai repris un jeudi ça m'a tellement traumatisé que dama reprendre dama ko téye ba léegi c'était en 98 jeudi laa reprendre vendredi samedi ma fanaani garde bàyyi liiri 2 mois. je suis en pédiatrie mënuma ko fa yóbbu ci biir pédiatrie bi ndax risqué te dama bëri liggéey ndax Kaolack dafay bëri malade donc duma ko mën a bàyyi saal moom kenn duma ko ñemee dugal ci biir malade yi loolu su fekkoon ne congé bi mot na jour boobu lan laa liggéey te ci ay bakkan laay liggéey te ay année après yaa ngi koy fàtte ba léegi tellement c'est traumatisant. dinañu bàyyi xel code du travail li mu wax ci maternité ak travail parce que ci kii nu soo xoolee article 143 dafa ni jigéen gi ëmb am na 14 semaines 14 semaines mooy 98 jours. du ñetti weer yi la rek. voilà 98 jours mais après su amee doom ba pare. su fekkee doom bi dafa am complication wala yaay ji am koy complication amaat na 8 semaines. ñaata 8 semaines. complication. su amee voilà mais loolu lépp nag na ko médecin bi certifié que ni. yaay ji dafa feebar. te doom ji dafa feebar. beneen bi mooy. am na li ñu naan li ñuy wax article 144. am na pause allaitement. maanaam yaay ji am na 1 heure de temps par jour pour nampal doomam. kooku yàgg na loolu lépp loolu c'est ci code du travail. maanaam boo doon dugg 9 heures da ngay dugg 10 heures. wala doon dugg 11 heures nga dugg. 1990 noonu c'est la loi de 1997. mais loolu lépp nag jigéen ñi suñu ko amee nag bu yéen tam. non ça suffit pas Ndoye. 14 semaines. mais 14 semaines mooy 3 mois yi ma la wax. doyul 3 mois yi ma wax. de notre côté. non yéen laa faral sax. non 1 mois et demi mais 14 semaines yi c'est 1 mois et demi avant. 2 mois après. gis nga soo bàyyee 1 mois et demi yooyu ba accoucher da nga koy perdre. duñ la ko defal 3 mois et demi. 2 mois yi toogee ba accoucher bu est-ce que yenn entreprise yi ñoom te xam nga soxna yi dañu xarañ. voilà bëgg liggéey te léeg-léeg ngay liggéeyal benn employeur boo xam ne ndeysaan da nga ko yërëm a bàyyi ak liggéey bi. et da mooy waral nga dégg ñu ne madame dafa jóge foofu dem accoucher bare na lu muy dal. ou bien nga foog ne boo accoucher par méconnaissance dañ la koy dollil. il faut faire l'expérience pour nga dund ko am na ñu la koy tolérer. loolu tolérance la mais loi bi mayu la ko. mais après 8 semaines yi amaat ngeen yeneen 3 semaines yoo xam ni tamit su ko médecin bi certifié dañ lañ koy jox. waaw mais loolu day fekk nga nekk ci cas bu ko jar. su ko jarul médecin bi du la ko defaral. par exemple man li ma lay expliquer noonu parce que par manque de personnel moo tax ma reprendre 2 jours après je fais garde de nuit. parce que ñooñu ñi ngi doon sonn sama ginnaaw nombre ba fa nekkoon doyul. ak ñi war a reprendre ñi war a dem mission. voilà donc c'était obligatoire man ma liggéey parce que ñooñu liñ leen rythme bi ñu doon garder normalul c'est un exemple tout juste. te je suis pas la seule qui bi bu mu sa dund lu mel noonu. donc après accouchement bi il faut ñu xoolaat ko. avant accouchement bi c'est bon 1 mois et demi am nañu koy supporter ku mel ne man damay liggéey sax ba accoucher. su ma neexee amul problème. mais après accouchement c'est le bébé bi mooy problème. revendication yi nañ ci boole aussi présence su assistant social yi assistante sociale wala assistant social. ñu gën ñu leen jox ñu gën ñu mën a jege parce que. Afrique quand même am nañu problème boobu. ñun da ngay dund sa dund yëpp doo mës a jàkkaarloog assistant social pour que mu xool la. nga accoucher doo gis ku la dalal bu weesee dëgg la di nga ne sunu kër yi yàlla may na nu mu doon famille boo xam ne dañuy jàppante waaye tam mu am koo xam ne dafa spécialisé wu en la chose. di dikk di la former di la dolli di la ñaax. ñaaxale doom ne yéen ay assistant social ngeen. parce que tam assistant social yooyu ngay wax ci nombre bi ñu ci soxla pour loolu mën a am doyul mais nous le personnel damay revenir ci personnel bi pour terminer. sensibilisation bi nañ gëm allaitement maternel nañu xam li allaitement maternel position yi avantage yi façon bi ñu war a nàmpale ak nan lañ war a nàmpale ban rythme ak yaay ji lan mooy war a tax muy am soow toujours cette formation loolu mooy recommandation yi may def vers le ministère mais recommandation vers le personnel nañ demandé ñu former ñu mais nañ suivre li ñuy former gëm ko te appliquer ko
wàcce ko ba ci suuf ndax bàjjenu gox yi ñun lañ nekkal en contact ñu la personnel de santé ñoo leen di coiffé loo gëmul mënoo ko gëmloo ko ngay jàngal mënut ko gëmloo fa nga koy yónni ca ka nga koy yónni bàjjenu gox yi surtout goro yi nañ ñu ko jàpp nañ li wax ak ñoom wax ak góor ñi wax ak goro jigéen ñi sensibilisation bi daal Eva bu la mooy problème bi sensibiliser pour que ñu adopté gëm allaitement maternel ndax lu ko gën amul ci suñ famille yi ci suñ doom yi te doom mooy doon mag ëllëg te mag mooy yore réew ëllëg merci beaucoup kontaan nañu lool joxe ween rek mu nàmp du mooy joxe ween dafa am charte yu mu àndal soxna yi bu dee yéen ak ñuy déglu mooy waral léeg-léeg nga ni sama doom maa ngi koy jox 100% ween waaye daal dafay jeex mooy waral nga ni sama doom maa ngi koy jox 100% ween bëggul ween bi ndekete yow façon bi nga ko koy joxe la ne yow mii ndey léeg-léeg booy joxe ween di nga gis sa diggi gannaaw day metti bu dee ne wéeru woo bu baax jël sa coussin teg sa diggi gannaaw da ngay feebar da ngay daal di arrêté nampal bi sàkkatuma xale ba nga xam ne posture ba nga ko yore baaxul bu yàggee effectivement dana la bàyyil ween bi professeur nu tàggatoo. waaw di rafetlu vraiment waxtaan bi ak émission bi parce que man de en tant que pédiatre dama gëm ne suñu jëloon allaitement maternel daf ko priorité exclusif dina doon maanaam li nga xam ne dina améliorer la santé globalement des enfants dina nous permettre ñu def ay économie parce que xale bi nàmp du biir bu daw du ko yàpp pneumonie du ko yàpp dem nañ ba wax ne xale bi nàmp ëllëg si biir diabète du ko yàpp cancer du ko yàpp macha allah asthme du ko yàpp xam nga loolu yëpp soo ko boolee day doon maanaam li ñu naan économie de la santé en termes d'économie de la santé rapport bénéfice coût c'est très favorable parce que yow lu ñu la laaj mooy na nga set sa ween set nga disponible nàmpal xoolal bénéfice boobu yëpp nekk ci ginnaaw donc moo tax maa ngi ñaax vraiment population bi di ñaax maman yi di ñaax goro yi maam yi di ñaax tamit les médias vous êtes là également pour nous aider à sensibiliser pour que ñu insister sur les messages essentiels pour que maman yi xam ne ñëw ne benn biberon de garaawul loolu waratuñ ko dégg parce que ki koy wax xamul li nekk ci ginnaaw xamul benn biberon boobu effet négatif yi mu àndal maanaam naam dina am ñoo xam ne moom la ñuy soxla. voilà mais su munee ñàkk moo gën. di nga gis benn fratrie boo xam ne ñii ñëpp dañoo nàmp kenn ki nàmpul parce que yaay ji dafa commencé liggéey. nga seetlu ne nag ci doom yooyu moom moo ci am problème. moom moo ci asthmatique. moom moo ci am jaare. et donc loolu réalité la. et donc je pense que sensibilisation bi dañ ko war a renforcer. à tous les niveaux pour que man li ma xool mooy population bi dañoo desee comprendre après message yi lem yi ñuy joxe orange yi ñuy joxe beurre yi ñuy joxe loolu yëpp vraiment je voulais vraiment profiter de l'occasion moo tax dama kontaan trop si teewu si émission bi pour délivrer message bi nga xam ne man moom laay délivrer maman yi may gis waaw quel que soit le niveau socio-économique c'est pas parce que am nga xaalis c'est pas parce que toll nga benn niveau bi que da nga war a priver sa doom ci allaitement maternel su ko munee su fekkee mun na ci bénéficier parce que tamit droit la tamit ci xale bi il y a un siècle kan moo xamoon lait artificiel amul niñ doon def dañ doon nampal wala fay ku nampal mooy les nourrices et donc faut que ñu delloo si waat suñu bopp y a l'initiative hôpitaux amis des bébés communauté amis des bébés maanaam dañuy féliciter structures yeeg maternité yi nga xam ne ñoom dañoo mettre les conditions pour que nampal bi réussir et donc vraiment maa ngi leen di remercier si occasion bi ngeen ñu jox pour parler de ce thème très important aywa jërëjëf professeur ñun ñoo ci am bànneex bu mag ci dalal leen Ndoye Bane waxtu bi xoj nañu. merci beaucoup soxna Ngoné mi ngi ñuy xaar. d'accord di féliciter bu baax a baax professeur mon commandant di féliciter tamit soxna
soxna si soxna Buri di ko tàggu ñëpp ba beneen yoo rek incha allah waaye li seen congé maternité moom wax dëgg yàlla bari na suba incha allah bari na soxna Mami Linguère bari na trop xanaa di waxaat ne mbégte ak bànneex rek la ñuy am moom ci semaine bi dëgg la kay ndax wax fa dëgg yàlla am itam jàngaat nañ ci lu bare bu baax a baax a baax man moom jàngaat naa ci lu bari te tax na ma ñemewaat yu ma ragaloon sax nag dëgg la kon ñun loolu dañ leen koy sante bu baax tey wax itam nag na ñëpp di dégg nañu déglu tey dégg ndax nag bopp bu nar a am barke nopp yuy dégg cay sax bu rëy nopp doon te tax a dégg kon noom mbaam kenn du ko dóor nañuy jëfee li ñu ñuy wax te xam ne suñu njariñ rek la ndax ki la bëgg du dank mu ko xaaxaam di ko dugal ci sa gémmiñ te nag mbir mi daal yomb naa lijjanti ndax feebar bu sa doom feebaree nga tàggali ko ak sa sago yow ci sa bopp bu sa doom feebaree dootoo nekk sa diggante ak sa borom kër dootul neex waaye góor ñi nañu ñu dimbali xam ne ñaari bébé yomb te yor ci kër jamono bi ngeen ñuy jox bébé ngeen jéem a nekk grand tuuti bàyyi ñu toppatoo bébé bi après ñu dellu si waat ci yéen ndax nag tepp a gën yuréet pëng di tàggoot waa Sénégal di leen wax ne kenn gënu leen Abim Ndiaye moo ma génneeti fii mi ngi ci 77 151 56 27 fële ci Ouest Foire waaye ki jaar ci bopp bi di sama rakk jooju soxna Mbay mu ngi ci 614 82 88 82 ndoy baan ruube ngay bàyyi parce que man sa dara neexuma soo yoree ñaar kee di nampal nga may ko jàmm mu nampal su ko defee nga dem ca ko yorul dara moo tax yor ñaar ba mais su fekkee ba soo yoree kenn du la tal ginnaaw du la tal nga bàyyi ko mu nampal normal su ko defee nga dem ca ko yorul dara nag nga féete foofu moo tax benn jabar daal ku ko yor wéeroo ndekete man li ma mën wéeruma te xam naa ne moo commanda it xam naa ne dëgg la benn la yor xanaa am nga gàcce Eva Tra dala dooleel tey gàccewu na ndax dama ko ne dëgg la macha allah yàlla na lépp rek ci kaw jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj bu jàmm amee ci kër yi daal macha allah bébé yi daal ñu juddu na nu war a juddoo te daañu nàmp ku ca war a bokk itam pour gunge évolution bébé di nga ci bokk rawatina nag ñun ñi nga xam ne dañoo nekk dans une société africaine rawatina sax sénégalaise ndax ku xam la société sénégalaise xam ne dafa am sunu ay baax yoo xam ne daal yàlla daf nu ko defal kër day ami bàjjen ami nijaay ami mag ami rakk macha allah bu nu bàyyi loolu ne buñ ko bàyyee ñoo cay wéet donc balaa ngaa xam ne famille am na importance nga dem ca dëkk tubaab ya wasin yow kese bu dul woon ne sax dañ lay coller benn assistant social bu lay xool dana doy waar lool ci yow ne lépp nit ma chaleur humaine bi nga xam ne doonu koy bokk yàlla bu mu fi jóge ñu ngi remercier képp koo xam ne toogoon na di nu seetaan ñu ngi koy remercier équipe bu Papa Samba Thiam Gelowar laa ko tuddee waaye Petit Ndoy ak on and off dama leen di wax mention spéciale à vous cadreur daal man sopp naa muy toog ak ñun ba sunu émission jeex Bouba Ndour nag dafa am lu mu fi décrété woon ne woon na daal fii ñi fi nàmpal daal dinañu xoolaat seen affaire xam naa dana ree ne soxna Eva ku la ko wax waaye du ñàkk dinañu defaral benn espace boo xam ne dañu fay allaité nee na moom sonn na nag ci dem ngénte kon grand Bouba suñu nuyoo mi ngi noonu Ndeye Ami coiffure mooy sama coiffeuse ma nga nekk ci 77 648 56 77 648 56 maa ngi koy remercier Bamanan Style merci beaucoup léegi saa yi da ngeen may solal lu ma neex merci pour les autres jours ngeen ma ci tegal mais tout est parfait je vais dire 78 ngeen nekk 103 64 52 78 103 64 52 jërëjëf képp koo xam ne toogoon na du ñu seetaan waaye nag ngërëm yeel lool macha allah ñi nga xam ne ñooy ministère de la santé ndax li ngeen def lu rafet la j'avoue que bi ñuy wax allaitement maa ngi ne allaitement pour joxe wen d'accord waaye wax dëgg yàlla ci biir émission bi ku mel ni Eva Trade jàng na ci lu bëri mësuñu woon xam ne joxe wen da ngay toog nekk ci posture bu baax bébé nekk ci posture bu baax pour que yëf yi jaar yoon kon boog jërë ngeen jëf macha allah rendez-vous suba ak ay religieux ñu wax ñu ci diine ak allaitement